di rafetlu bi ak télévision Futurs Médias benn waxtu jot nag seeg yéen ci xibaaru digg bëccëg bi bokk na ci li ci gën a fës di soo ci wàllug politique boobee kon jàkkaarloo ministre de l'intérieur mi ngi koy séq ak yenn ci parti politique yi bari jamono ji yeneen i parti féete ci kujje gi ñoo xamante ni kon teewewuñu moomee ndaje fan lañu ca toll ca yooye waxtaan des na fa fekk ji xamante ni moom moo di Pape Fara Gningue ki fi nekkoon jëwriñ ji ñu fi dénkoon wàllug bitim réew Cheikh Tidiane Gadio ñu teg ko loxo ajuma ji kon ca New York la ñu ko jàppee tudd ko ci mbiri guerre ak blanchiment d'argent seetal xaalis bu lewut ba jamono ji ma nga yamle ak yoonu ko Amérique ba ñu ni war naa jàkkaarloo waat ak juge bi ca boobee dossier ak lu ko ca mën a xaar ak it nu mu def ba yegg si fii des na ci waxtaan ñu am ci gan Ali Fary Ndiaye spécialiste question américaine moom la ñu ciy dalal ci xibaaru digg bëccëg bi Ali maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ngoné. di rafetlu kon teewaay bi ci kanam tuuti danañu amal waxtaan wi danañu waxit ci gàmmu gi ñuy dëgmal ca Tivaouane commerçant ya fa nekk ñoom nag ña ngay daal di rek tàmbali nag di ñaxtu toogaanub ñaxtu sax la ñu amaloon ndax calte gu nekk ca kon mairie ba ca marché ba nee nañ loolee xajootuñu ak moom fokk ñu lijjanti ko waaye it delloo si fa kaaraange ga rawatina mbiri courant boo xamante ni gis nañu ni indi na leen ay jafe-jafe ca loolee ñuy dund yëpp nag ña nga ca joxoñ baaraamu tuuma mairie bi ci boppam beneen gàmmoo Medina Baye budget bi atum ren ji tënk nañ ko ci juróom fukki million ci suñuy koppar jamono ji ñeent fukk yi ñu ni mobiliser nañu ko amet liggéey yoo xamante ni kon ñi ngi ko cay def foofee kilifa yi rafetlu taxawaay ko jëriñ ju ñu dénk wàllu ko biir réew mi ci boobee dossier ak na mu taxawee ci waajtaay gàmmu gi ponk yaa nga kon mbokk yi ni stut ñu yaatal ko dellu rafetlu woon bi ak télévision Futurs Médias tàmbale ko ak li ñu doon wàcc boobaak léegi kon tey jii la mu di dialogue politique bi ministre de l'intérieur di daje ak wenn ci wàll ci opposition bi gannaaw bi beneen wàll bi xam leen ni du ñu teew kon ca moomee ndaje ñan ñoo fa nekk ak it fan la ñu toll ci waxtaan yi Pape Fara ñi ngi la ñu fay fekke ji Pape Fara maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ngoné Ngom. Pape Fara niñ ko waxee bari na parti yu fa teew waxtaan yi door naam fuñ ci toll. waaw waxtaan yi door na nag chronogramme bi xawutoo gudd ndax nag rencontre bi ministre bi li ci gën a fës moom moo nekk lu jëm ci wàllu élection yi maanaam processus bi moom ba mu jëlee kàddu gi sax li mu gën a wax nee na faaw ñu xool jafe-jafe yi fi amoon ñu xool nan la ñuy def nag ba waxtaane ko loolu dootul am mu ngi invité classe politique bi yëpp ñu daal ci waxtaan loolu moom bokk na ci li nga xam ne ndax nee na 2019 mu ngi jege si ak carte biométrique yi ñu fexe koo jël loolu nag bi mu ko waxee teg ko ñu ne ci li mu wax rek noonu discours boobu ci la ñuy discuter pas ci TDR bi nga xam ne moom lañ joxe ndax àjjuma la ñu joxaat rendez-vous pour plénipotentiaires yi daal di ñëw ñu waxtaan ci la Fatou Gassama Fall bu FSD/BJ daal di bañ ne loolu mënut a nekk ñoom moom nag dafa mujj gedd salle bi ndax nee na lii daal jëmul kër ndax waxtaan donc ay discours la. jawoon ci noonu la Ahmed Khalifa Niass tamit daal di ñëw wax leen ne leen yii yëpp ay caaxaan la ndax njiitu réew mi defoon na ko fi wujjubul fenn kon nag tey ñi nga xam ne geddoon nañu déposition bi tey am nañu dëgg ndax nag waxtaan bi du lenn loo xam ne dina ko fi jur mbir yi xumb na ci biir Ngoné ñii dañuy nangu ñii bañ ñii di tagg ñii di def leneen waaye daal liñ ci waxtaane moo nekk lu jëm ci processus électoral bi nan la ñuy taxaw nan la ñuy def daal ba élection yi daal di jëm kanam ñenn ñi jàpp ne ñi boycotté tamit amuñu dëgg parce que nee nañ bu dee ay préalable lañ teg bu ñu libéré wul Khalifa Sall bu Karim Wade delsiwul nee nañ Sénégal moo leen war a gën a ñor kon loolu lañ fi gën a yëkkati en marge de loolu tamit yaa ngi koy junju ci sa titre yi mbiru Cheikh Tidiane Gadio daat nañ cee laaj ku mel ni Girassi nee na presse bi nag nañ ci def ndànk niñ ciy titre rek niñ ciy waxee yaakaar na ne am na leneen lu lallu ci suuf a suuf kon daal loolu mu ngi fi ndax ñoom ñëpp ñu ci bëri teew nañ fi sauf nag parti yi nga xam ne dañuy wax ñoo gën a fës ñoom sax dañuy bañ loolu ñu fi nekk nee na bu kenn wax parti yoo xam ne ñoo gën a significatif ndax lépp idée la nga am maas waaye xel tamit am na ci solo. mi ngi noonu Pape Fara ñu ngi ñu koy kër moo ñu teewal fële kon ci waxtaan wi ñu sumb wi waxtaan nag dafa war a doon lu sax dëkk ñu ubbil ko ñëpp kii wax lu ni mel professeur Madior Diouf moom la mu jàpp rek moo di ni ak li ñu ni feeñ na ci réew mi ci diggante pétrole gaz ak yeneen ni ressource baaxoon na ñëpp bokk wërngaluk taabal ku ne joxe ci sa xalaat ba ëllëg benn coow du ci am ñu teewlu ko.
waxtaan bu war la bu war a am la bu am njëriñ la ndax ay réew yoo xam ne yii seen koom-koom ca kanam xëy na dina yokk bu baax a baax la ca gën moo di ñi ko yor mu di doomi réew mi juboo ndax doxalin bi yomb doxalin bi du may kenn ñuy dugg ci indi ay noonu indi ak féewaloo. mi ngi noonu coordination parti socialiste ca diwaanu Ndar foofee nag mënees nañoo wax ni ñoom taxaw nañu def bilan législative yi ñu génn rafetlu nañu parti socialiste ni ko mu ca taxawee Ousmane Tanor Dieng it jàpp nañu ni mu nga cay def loo ko war jafe-jafe yi ñu ciy wax ak coow nag ñoom xaw nañu ko sofantal naqarlu it Khalifa Sall mi nga xamante ni mi ngi ci kaso bi seen kaddu Oumar Sarr moom la ñu ko dénk mu wax ak Ousseynou Diop. waaw jafe-jafe bi nga xamante ni moom suñu parti kooku yàgg na parti socialiste parti de masse yàgg na ci am jafe-jafe. ñu bëree ngi démissionné. waaw démissionné mais ñu bëree ngi ñëw it waaw parce que vraiment tey jii rek suñu salle bi am na fi ñoo xamante ni bokkuñu ci parti socialiste te tey jii de grands responsables tey jii regagné nañu le parti socialiste. kon parti noonu la rek dafa am ñuy ñëw am ñuy dem mais l'essentiel est que le parti existe le parti continue à vivre jafe-jafe yi mooy yi daawoon am ci parti yëpp. suñu camarade bi nga xamante ni mooy Khalifa Sall nga xamante ni justice daf ko teg loxo ñu ngi koy ñaanal yàlla teg ko ci jàmm mu dellu ci këram parce que amul kenn koo xamante ni ci de yaakaar naa yéene na benn borom kër mu tëdd fenn fudul ci wetu njabootam ba pare nag mu di suñu camarade de parti kon ñu koy ñaanal bu baax a baax yàlla na yàlla teggi loo nga xam ne moom la teg ci loxoom. waaye député yi nag ñoom am nañu loo xamante ne moom mooy seen yoon bu ñu ko doxalee ñoom ñoo ko doxalee seen bopp ñoom ils sont responsables ils sont démocratie lañu nekk su fekkee député yi dafa am lu ñu décidé loo xamante ni ñun ñoo leen fal ñoo leen jox suñu kàddu bu ñu ko décidé tamit ñun mënuñu lu may même bu ñu méttee tamit dañoo xam ne rek loolu mooy li am. mi ngi noonu ca diwaanu Ndar parti socialiste doon def bilan ci législative yi bu ñu dellusiwaatee ci waxtaan wi ni ñu ko waxee ña nga ca mu bari coow Ali Farima delluwaat nuyu laata ñoo wax ci mbiri Cheikh Tidiane Gadio dialogue bu ni mel ndax nii la ñu ko bëggee woon wala. jërëjëf encore une fois ci invitation bi je crois que ci démocratie dialogue mooy la règle mooy li war a nekk ñàkk dialogue exception la d'ailleurs dañ koy wax naan boo waxee ñu ne politique conflit le consensus ak compromis maanaam xeex bu élection jotee toog waxtaan pour trouver solution ne serait-ce que pour ça baax nañu dialoguer parce que bu ñu ko commencé wul tey aussi ñu boycotté tey aussi ëllëg dinañ topp processus bi te su ñu xoolee Sénégal dernière élection yi fi am ak fichier bi nga xam ne opposition bi dañ ko contesté loolu rek waroon na tax ñoom ñu entendre ak ñu répondre ci dialogue bi pour au moins question yi ñu régler ko avant présidentielle parce que bu ñu ko deful ëllëg bu élection amee même problème amaat ñoom ñooy nekk encore ñu ciy gën a perdre donc de ce point de vue je crois que dialogue bi c'est quelque chose boo xam ne bi di dañ ko war a encourager. mais ñi fa nekk sax am na ñoo xamante ne ñi ngi coow nee nañu finalement lii du dialogue parce que bu dee tam da ngay ñëw ñu dicter la règle yi nga topp ci mel ni amoo baat wala amoo sa xalaat li ñu bëgg la ñuy doxal du am sens tellement. non parce que malheureusement genre dialogue yu mel nii da ngay am ay partis ak différents niveaux de représentativité ak différents niveaux de maîtrise de la chose politique moo tax ñenn ñi mën nañ jóg pour saboter parce que Sénégal y a plus de 300 partis yenn partis peut-être mosu ñoo dem élection ñi leen yor peut-être seen niveau intellectuel comprendre uñ sax lii alors que dialogue boo gis il faut que les termes de référence soient clairs dès le départ et je crois que loolu mooy tax ñu mën a am ay plages de convergence xool liñ mën a nangu liñ d'accordul président arbitré donc de ce point de vue je pense que initiative yi ñenn ñi del c'est pour continuer à polluer l'atmosphère. est-ce que c'est pas précipité xëy rek yónnee invitation waruñu ci woon mën a gën a teelu tuuti xëy na xool nuñ koy doxee ba boole ci le maximum de partis possible surtout ñu ñuy wax ni xëy na ñoo ci yor doole ji parce que tam ci élection lañ leen di natte bu fekkee opposition bi ñu gis ni ñoo ci ëpp solo nekkuñu ci tamit boo ëllëgee coow li dafay bariwaat. waaw je crois que effectivement li ñu war a def mooy inviter ñëpp à ma connaissance dégg naa ministre de l'intérieur mu ne parti yi constitué yëpp invité nañ leen même ñi amul adresse yónnee nañ leen email donc lii c'est un début processus bi mi ngi soog a commencé te ku demul tey aussi
mun nga rater bout bi ba nga xam ne yeneen problème question yi bu ñu ko posé da nga war reprendre. La deuxième chose mooy que dialogue républicain dafa war a dépasser les questions de personnes du question Karim Wade du question Khalifa Sall du question keneen il s'agit de nan la ñuy war a def ba am un fichier clair parce que réew bu stable si am ay élections non contestées stabilité réew boobu ci lay dépendre démocratie dafa am coût réew yi nga xam ne yépp aujourd'hui dañu am ay problèmes mi ngi jógee ci ay élections contestées xoolal ce qui se passe au Kenya on ne souhaite pas que mu arrive fii xoolal ce qui se passe au Libéria on ne souhaite pas que mu arrive donc je crois que à partir du moment où lancé nañ dynamique bi président de la République donné joxe ay instructions te comme ni mu ko waxee aussi dialogue bi mën na ba ñàkk parce que. mais li mu wax est-ce que tam du xajamalaat cere bu fekkee. non démb nee na ku bëgg nga dialogue ku bëggul tu trouves d'autres voies de toute façon démocratie day dox est-ce que jaroon na fi xeetu. dëgg boobu tamit parce que dafa nekk dëgg bu neexul a dégg mais en vérité. dialogue politique mën na yem juste ci ñi nga xam ne ñooy instrument de représentation populaire nga xam ne ñooy nekk assemblée mooy cadre de dialogue boo demee Angleterre dans les pays à régime parlementaire dialogue bi yëpp ça se fait pas autour du ministre ça se fait au niveau de l'assemblée donc bu ñu amee parce que assemblée la ñi am légitimité mën a toog te ñu am légitimité ñooy dialogue donc à partir du moment où dialogue bi mënoon na yem assemblée bu fekkee ne dañoo jël yeneen initiative pour apaiser le processus politique pour permettre acteurs yëpp ñu participer ndax élection yi transparente képp koo xam ne ki nii Sénégal daf la ñu rôle da nga ci war a participer dem ba foofu wax li nga xalaat bañ a d'accord moo gën nga am attitude défaitiste et c'est pourquoi je crois que aujourd'hui ñaari camp yëpp ku nekk yaa ngi bëgg a gagner la bataille de l'opinion mais en vérité le dialogue est la règle dans une démocratie donc loolu mooy mën a am. ku ci nekk ak gis-gis bi nga ci am ci wi waxtaan kon danañ xool ndax dina jur dara am déet niñ ko waxee ministre de l'intérieur mi ngi ci ak yenn ci parti politique discours yi nga xamante ni waaye politique yi nag ñu ngi koy faral di yëkkati bu yenn événement yi jotee ñu taxaw ci tuuti kon ku demee ni professeur Mbaye Thiam moom rafetlu ko ndax la mu jàpp moo di dañuy wax te yenn saay foofee ñuy waxee du doon béréb bi wala kàddu ya ñuy yëkkati du doon lañu fay séentu rawatina ci yenn xeetu ndaje yi demee ni gàmmoo ki dëcc wala sax yenn yoo xamante ni ci métit askan wi dañu koy dund boobee élément suivre ngeen ko ci seen télévision Futurs Médias Cheikh Tidiane Gadio mi nga xamante ni jamono yi mi ngi amle ak yoon bu États-Unis ñu teg ko kon vendredi loxo tudd ko ci li nga xamante ni moom moo di mbiri guerre waaye it seetal xaalis bu lewul juge bi nag daal di ordonné ñu téye ko ñu ni sax war naa gisewaat ak juge bi du ñàkk xëy na suba ci àllarba ji moom ancien ministre des affaires étrangères di dund lu ni mel sànq Pape Fara mi ngi koy wax gars yi bëgg ñu téye ci ndax mbir mi dafa war a mën a làq leneen wala c'est juste une affaire judiciaire. En fait sur la base information yu ñu ci am mun nañu considérer que c'est une affaire judiciaire. Parce que booy xool système judiciaire Amérique ni muy fonctionner c'est un système boo xam ne mënul am influence politique ci système bi parce que c'est un système accusatoire moo tax système boobu li koy déterminer principalement mooy ku nekk dañ lay juger que ne defoo dara ba baa ñuy prouver que def nga dara te kii prouver nga def dara du juge comme suñ système inquisitoire bi ñu am mais seen système ab juré la ñuy déterminer après ñoom la ñuy jox fee ñoom ñooy xool est-ce que li ñu lay tuumal def nga ko wala déet. ñu ngi koy dëggal ni ba instant bi dañuy jàpp ni xëy na defagul dara mais mbir mi dañ ci sukkandiku ci ay enquêtes yu leer ñu mag foofu waaye FBI ak yeneen gëstu ci ba teg ko loxo ci ay xaalis yu ñu ne kon jébbal na ko président Tchad ci benn entreprise chinoise boo xamante ni doon na ko liggéeyal pour jot ci pétrole beeg yu ni mel. waaw moo tax te FBI lu ñu décidé def pendant des années c'est parce que souvent dañuy dem ba am li ñuy wax overwhelming evidence des preuves yoo xam ne kenn mënu kee teggi ñu soog a décider instruire monter un dossier contre yow moo tax li ñu mën mooy peut-être di ko ñaanal ensuite il faut que ñu comprendre deux choses ci ban statut lañ ko jàppee est-ce que dañ ko jàpp parce que dañu considérer ne que c'est quelqu'un qui a peut-être un statut légal aux États-Unis et par conséquent am na un certain nombre de droit ak préoccupation fiscale yoo xam ne nii Amérique am na droit di ko xoolee bépp citoyen ou bien dañ ko xool comme un ancien ministre des affaires étrangères du Sénégal bu fekkee ne deuxième cas bi la je crois que serait mooy gën ci moom
parce que boobaa dinañ mun peut-être jël ay initiative au nom de l'État Sénégal parce que doomu Sénégal waaye comme dafa yàgg Amérique te njabootam yàgg fa bu fekkee ne dañ ko toppee dara ndax dañoo jàpp ne ñoom citoyen américain la bu boobaa ñun luñ ci mënta def tamit du loo xam ne nii dina mën a peser ci décision bi lenn am na ci système judiciaire dossier bi le fait que mu nekk citoyen tey da koy gën a jafeel parce que dañuy am benn fu ñu war a mën a jaar ak moom ndax dañuy jàpp ne seen doomu réew da koy gën a jafeel parce que boo gisee situation yu mel nii procureur bi day yokk charge yi maanaam mun na koo toppee mun lu mu koy toppee bu fekkee citoyen américain mën na cee teg ne citoyen américain bu waroon a fay taxe li ñuy wax embezzlement of public fund ak taxe yooyu manipulation taxe yooyu c'est des crimes fédéraux maanaam yooyu peine yi ñu ciy laaj dafa diis maintenant li ñuy souhaité mooy bu ko juge bi entendé sur le fond dina ko laaj ñaari question lan ngay plaider devant ses avocats est-ce que da ngay plaider coupable ou da ngay plaider innocent généralement da ngay plaider innocent boo plaider innocent aussi juge bi dina proposer bi ñuy wax benn bond maanaam xaalis boo xam ne boo ko joxee caution dañ lay bàyyi ba procès ba am donc à partir de ce moment là boo gisee ñoom seen système ñuy def loolu c'est parce que dañoo jàpp ne nit tant que tribunal décidé wul ne coupable la waruñ ko mën a condamner. mais est-ce que xel mënu ci tey bu fekkee ni beneen doomu chinois bi ñu tudd ci mbir mi. teg nañu ko loxo tey jii moom it yaakaaroon ni xëy na war nañ ko mën a jàllale wala bu ñu ko dégloo rek dinañ ko bàyyi parce que nee nañ. li ñu ko toppee dafa diis bu ñu dajalewoon daal yëpp sax mënuñ leen a muy moom muy chinois bi muy képp kuñ jàpp Amérique mënuñ laa bàyyi tant que juge waxul ne dañuy def par exemple boonu tant de ci xaalis nga sa famille dem fay loolu nga nekk sous caution mais caution bi doo am liberté doo génn territoire américain donc dañ lay surveiller di la woo tribunal en attendant sa avocat xool ak procureur bi lan la mën a négocier ci schéma yu mel noonu bu fekkee daan yi dafa bari trop sa avocat mën na entrer ak procureur bi ñu def li ñuy wax plea bargain un arrangement bi mën na nekk d'abord bàyyi leen sama client ndax telle raison wala comme lii ngeen xool ñun am nañ ne tey preuve suñ client mën na koo tëdd nan la ñuy fexee ba wàññi peine bi bu ñu d'accordee ci loolu procès du am dañuy ñëw rek juge bi daal ne ñaari parties d'accord nañ parce que système accusatoire juge bi day arbitrer du moom mooy déterminer culpabilité nit wala innocence am donc il faut s'attendre à ce que bu gisee juge ba pare ñu ne seet nañ benn bon maanaam benn xaalis bu ñuy laaj boo xam ne caution boo ko joxee am sa liberté ndéganukaay. mais au-delà de l'homme politique Ali Fary homme d'affaires la moom Cheikh Tidiane Gadio nan la mën a demee ba ñu tudd ko xëy na ci ger gu mu ger président Tchad ba tey ji États-Unis war ko ci teg loxo noonu. en fait da ngay comprendre ne système judiciaire américain boo ko comprendre bu baax boo comprendre suñu système inquisitoire yi da ngay dem ba yaakaar ne du système boo xam ne dafa juste trop parce que luñ la toppee rek mun nañ la cee daaneel booy xool affaire guerre bu fekkee ne consultance la woon mu liggéey ak président Tchad ñu fay ko commission am na droit jël commission mais commission boobu ñaata la ci war a fay taxe gouvernement américain bi loolu peut-être ñoom ñoo koy jéem a xool à leur niveau mais munuñ bu fekkee ne dañ ne guerre la war nañ mun a prouver véritablement par des liaisons téléphoniques par des emails que guerre la parce que aussi Amérique lu ñu lay wax liberté dañuy wax c'est un night watchman state c'est un état policier lépp looy def ñu ngi lay seetlu lu ñu bëgg a xam ci yow dañ ko xam looloo tax ñu créer système numéro social sécurité nga xam ne social sécurité mbiri xaalis moom lépp foog mu leer carrément lépp lu ñu ci bëgg a xam dañ koy xam te foo mënta nekk milliard boobu ñu jébbal débit xëy na moom commission yeeg yooyu am na ci lu toll ci 200 millions yooyu ci wàllu woowu ñenn ñi tam ñi ngi wax yeneen xibaar guerre diggante démocrates yi ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di républicains yi yaakaaroon ne àgg na niveau boobu wala. c'est purement non yaakaaruma ne affaire Gadio nekk am en relation ak guerre bi am diggante démocrate yi ak li parce que sur ces questions là comme ni ma ko waxee. ci digganteem xëy na ak Hillary wala. non mënul nekk parce que tout simplement système judiciaire américain amul benn impact bu jeu politique bi di am ci moom la preuve Donald Trump mi président des États-Unis tey yaa ngi gis aujourd'hui général Mike Flint bi ñu ko accusé ne dafa nekk en collision avec la Chine actuellement ñi ngi koy topp son beau-frère nga xam ne conseiller am la takk gorom aujourd'hui ñi ngi koy observer donc loolu wax bu teguwul fenn la le système judiciaire américain FBI ak CIA bu ñuy décider c'est sur la base uniquement de préserver les intérêts du peuple américain donc du affaire politique parce que Amérique aussi comme ni mu waxee débat politique ba ci assemblée ba la yam donc c'est aujourd'hui c'est entre le Sénat et la Chambre des représentants donc ce qu'on peut souhaiter tout simplement mooy que gouvernement Sénégal jël ay initiative am au niveau le plus élevé
xool lépp lu ñu mën a def au nom statut bi mu amoon pour jéem ko ci génne parce que Ngoné booy xool c'est pas la première fois il y a l'ancien ministre aussi Thiam qui était citoyen américain aussi bi nga xam ne bi nii moo nekkoon Guinée actuellement FBI daf ko arrêté sur ces questions là parce que ñoom jàpp nañ ne même boo nekkee citoyen américain boo amee ay responsabilité bitim réew la ngay gagné da nga caa war a fay déclarer fisc bi fay ci ay impôts Amérique boo ko deful bis bu ñu la trouvé tu as des problèmes avec le système judiciaire donc moo tax. mais ce système du système boo xamante ne dafa bari ay rëq-rëq. dafa bari ay rëq-rëq Amérique dugg fa kasoo gën a yomb lépp parce que ci lu ñu la toppee mën nañ la ci jàpp. mais est-ce que yaakaar nga mu gaaw wala ak ñoom seen système yu dox ça prend du temps et tout. en tout cas du yéex trop parce que c'est un système boo xam ne bi nii tant que avocat wu Cheikh Tidiane Gadio bu gisee juge bi ba ay avocat am décidé entrer en matière avec procureur bi mi ngi dépendre ci lan lañ décider bu fekkee ne ay avocat Cheikh Tidiane Gadio dañuy dem procès bu boobaa dina gudd parce que procès bi dina am li ñuy wax preliminary hearing maanaam entente préliminaire. Ensuite dinañ choisir juré yi parce que foofu comme ni ñuy waxee dañuy jël ay citoyens américains ñoom ñooy nekk juré yi ñoom la ñuy jox évidence yi. ñoom ñooy xool est-ce que li mu def dëgg la wala déet bu juré bi d'accord ci seen majorité généralement 9 lay nekk bu 5 yi ne il est coupable. ñoom ñu ñëw ne juge bi ñun décide nañ sur la base ñu gis kii il est coupable ñu bàyyi ko bu fekkee ne dañoo séparé wu bu fekkee ne dañ moitié bi dañ ne lii moitié bi ne kiiwul mooy li ñuy wax hung jury bu boobaa effectivement dañuy reconvoqué waat beneen jury continuer processus bi bu fekkee ne dañoo gis ne ñoom jury bi évidence yi ñu wax ci Cheikh Tidiane Gadio il est non coupable bu boobaa ñu bàyyi ko donc même juge bi en personne day présider day jiite séance bi arbitre la du moom mooy décider juge américain amul doole bu su juge u Sénégal am. parce que Sénégal ci wàllu boppam ci biir dossier est-ce que moom it am na ci benn doole même su fekkee ne ancien ministre des affaires étrangères tey jii député yooyu ci fan la war a mën a sukkandiku ba xëy na woyofal ko mbir yi moom Gadio. fu ñu mën a sukkandiku mooy que ñu xam ne situation yu mel nii le moins on en parle le mieux ce sera. ñu dem ba opinion publique ak juge américain duñu yaakaar ne y a l'opinion publique dañuy commencer di def ci ñoom pression alors que ñoom ñoo xam les détails parce que liñ ciy wax lépp on n'est pas entré dans le fond du dossier xamuñ ci fond du dossier donc je crois que li gën mooy ñu am la presse am ci une opinion positive boo xam ne du heurter la conscience ou l'opinion publique américaine ensuite kilifa yi fi nekk ci réew mi xool ak seeni relation yi ñu am au niveau de l'ambassade au niveau le plus élevé ñu xool lan lañ mën a def ci suuf pour peut-être ñu considérer que ni c'est aussi un citoyen américain c'est aussi un diplomate c'est aussi un élu jouer ci cette carte-là pour peut-être au moins mu mën a am ce qu'on appelle la possibilité que jugement bi ñu jéem ko transférer Sénégal. mi ngi noonu muy kon benn dossier di ko ñaanal mu gaaw a kon génn ci loxo yoon foofee ca États-Unis ñoom ci boppam leeral ni ba jamono ji dañuy jàpp ni deful dara présumé innocent ni ñu dikkee ci fee yi noonu lañ ko xamee jàpp ne xëy na bu ñu poussé ci biir ñaanal ko mu loolu la ñuy wax toujours ñoom ci seen système d'ailleurs boo xoolee am na benn définition bu ñuy joxe dañ naan bàyyi ko def dara moo gën ñu jàpp ko deful dara mais dans les faits bu ñu demee ba tee la c'est parce que am nañ des preuves yoo xam ne nii xaw na dëgër surtout ci ces questions là moo tax nañ ko ñaanal et dañu demander suñu autorité tamit ñu def ci seen kéemtulaay kàttan parce que c'est quelqu'un vraiment qui a beaucoup apporté au pays à la diplomatie sénégalaise. mi ngi noonu Ali Fary Ndiaye spécialiste question américaine moom lañ doon dalal ci xibaaru digg bëccëg bi doon wax ci mbiri Cheikh Tidiane Gadio ma ñu teg loxo ajuma ji kon ca New York tudd ko ci mbiri guerre ak seetal xaalis. jërëjëf Ali. jërëjëf oui ci wàllu xibaar yi ak gàmmu gi commerçant nga xamante ne ñoom ñoo nekkee fële ca Tivaouane ñoom ñooy sàkku ci rek seen i kilifa ñu seetal mairie ba loola waral ñu amal togaanub ñaxtu dañu fay fekk ji Cheikh Anta Diop la Tersey. ñu ngi fii ci marché bu Tivaouane ay juugu mbalit ay sax yu walwali ba ci sax fi jaaykat yi nekk rawatina jaaykatu jën yi loolee la ñu gis fii ci marché central bu Tivaouane commerçant yi génn rango ay morceaux yu xonq nee na ñi ngi waajal gàmmu te marché central bu Tivaouane ni mu mel jéggi na dayoo. marché bi commerçant yi ñoo ko tabaxal seen bopp nekk bi di fay ay droit depuis 6 ans ba léegi mais daf fi dara loo xam ne nii lu ñu mën a teg bët la lii la ñun gëm na ni président yëg ko parce que ñun seen Tivaouane Macky Sall desaluñ ko dara lu mu bëgg ñu jox ko 200% mais ba
léegi ñi ko fi teg ñi ko fi nekkal faale wuñ ñu considéré wuñ ñu kon lii ne vraiment dañoo def ba sës moo tax ñu def lii marché bi kenn toppatoo ko mbalit mi amul courant amul mbedd yi xat na amul hygiène amul bouteille santi ba ki dem la benn cantine lakk ba jeex borom noonu la toll noonu la ñàkkee sa amul fu mu jaar ba jàll. ñoom saa su nekk dañuy fay taxe ki ay patente waaye nag marché bi dañu koo fàtte waa mairie bi daanaka dugaluñ ci seen loxo. marché bi amul douche amul robinet amuñu lampa amuñu jàkk yaa ngi may dégg amul mbedd sàcc yi dañuy nekk ci biir bâtiment yi boo fa duggee yore sa caméra ñun jigéen ñi dañuy xëcc rek dugg ci biir bâtiment yi agressé xoj ñu amuñu fu ñu tuuree mbalit. maire Tivaouane bi nga xamante ne moom la ñu joxoñ baaraam dafa génn réew mi jamono yi ma nga ci bitim réew waaye kii di adjoint nee na dina ci indi tontu ci li nga xamante ni moom moo jëm ci marché central bu Tivaouane. beneen gàmmu boo xamante ne ñu ngi ci waajtaay bu kon Medina Baye dem boo ñu amaloon cib ndaje CRD di rup ñeenti waxtu xool daal nu ñu mën a def ba lépp sotti foofee ñu jàpp ne joxum fukki million la yëf yi yittewoo ñeent fukki moom jot nañu ko mobiliser ba noppi wax nañu it ci wàllug courant jëwriñ ju ñu dénk biir réew mi doon jiite ndaje mi ni dinañu ci jël ay mesures délégation ba jóge woon ca Medina Baye rafetlu loolee lépp ne ci li may mën a njaay. lu jege ñeenti waxtu ñu amal ko ab lal kilifay diine yi nga xam ni ñoo bàyyeekoo Medina Baye ñi fare ci SDE Senelec ak ñeneen ñi nga xam ni ñoo nar a amal lépp luy organisation ci gàmmu Medina Baye bi ñëw fii ci makkaanu ministère bi ñu dénk biir réew mi ñu fi amal nag ay defaraat xool ana lan lañu soxla mu mel ni jubooguñu ci benn kàddu gi. du ñàkk nag toujours am na ay points yoo xam ne moom duñu am solution fii waaye jël nañu engagement ne ñoom danañ def le tout pour que points yooyu yëpp ñu satisfaire ko. ñàkkum ndox doon li nga xam ni moo gën a yitteel ñi jóge Medina Baye ci boobule fànn ñu ngi leen xamal sax ni dina am ay jumtuwaay yu mat yoo xam ni dinañ ko indi ci at mi. problème ndox ak Medina Baye ni muy amee affluence ci wàllu gàmmo toujours loo prévoir rek xëj na la ngay séntu daf koy ëpp moo tax ña fa nekk ñu ngi leen di gërëm bu baax parce que lañ man yëpp def nañ ko ki nga xam ne mooy régional ba assuré nañu ne lépp loo xam ne manque d'eau la dañ ci taxaw parce que investissement yi ñu def ren ci Kaolack danañ fexe ba ndox du manqué waaye am na yoo xam ne moom maîtriser wu ko. léeg-léeg ñuy dem ak seen njott bu rafet wala sax ñuy xayma loo xam ni xamaguñ ko jëwriñ bi ñu dénk biir réew mi bëggatul ñu gisee ni li mu bëgg rek mooy ñu soppi doxalin. J'aime bien vous voir hein, mais je suppose que bu ñu ko defoon mën naa am sax lii lépp duñ ko soxla parce que on peut peut-être très rapidement avancer sur projet yi en tout cas dinañ ci jàpp lu ñu mën pour que mu nekk une bonne réussite. kon pèlerin yi kontaan sëriñ bi kontaan ñëpp kontaan. li jëm ci wàllum cet mi rawatina pompe yi nga xam ni dinañ ko fa amal fële ca Medina Baye ngir dàq yooyu loole lépp bokk na ci organisation bu atum ren bi li jëm ci wàllu wér-gu-yaram bi li ñu xamal mooy garab yi ñu fa nar a dugal dina jege juróom-ñetti millions ci suñuy koppar. Premier forum économique social international bu Tëngéej kilifay conseil départemental ba ñoo bëgg ci ndaje moomee ñu jàpp fukki fan ak ñaar jàpp fukki fan ak ñeent ci weeruk mars ñu bàyyi leen ca xel bu baax rawatina na nga xamante ni noonu la ñu bëgg a doxalee foofee ca Diamniadio Gorgui Ciss premier vice président bu conseil départemental bi lii la ca dénk seenu càmm. entreprise yu bare dina ñëw Tëngéej centre international de conférence Abdou Diouf pour que ñi nga xam ne ñoo dëkk Tëngéej entreprise yi nekk Sénégal ñu lënkaloo ak entreprise jóge bitim réew pour seet nañ leen di jàppale ba waa Tëngéej entreprise yi ak nit ñi jigéen ñi ak jeunes yi xamante ne li nga xam ne gouvernement mu ngi koy def ci biir département Tëngéej mu di bâtiment yi di université yi di hôtel yi gare des gros porteurs ñi fiy ñëw ñëpp waa Tëngéej man ci jàpp ba xamante ne bu ci kenn laata jariñu ñoom kenn doon ci ëpp loolu moom la ñu bëgg te moo tax ñuy sonn pour que forum bi taxaw
kuréel gi ñu taxawal ngir mu suqali kon Casamance bari na noo xamante ni jëfee na ko te nekkul woon liggéey directeur bu bees bi moom moo yëkkee yooyee kaddu dafa rek daal di jiital Ziguinchor ci lépp mel ni ku fàtte Kolda ak Sédhiou ba tax moom moomee ñu fa teg bees noona loole dina ko kon jubbanti Ansou Sané doon ca janoo ak waaye taskatu xibaar yi ay kàddoom Boubacar Diassi Lamine moo ñëw taataan ko. tournée bu am solo parce que bi nga xamante ne teg nañ ma ci bopp agence nationale pour la relance des activités économiques sociales en Casamance donc mu jàppoon ne donc balaa muy tàmbali liggéey bi donc war naa dem rencontrer ñëpp ñi nga xam ne ñoom la ànd ak bokk liggéey bi. li nga xamante ne moom la ñu mën a jàpp ci tournée boobu mooy que fii nga xamante ne mooy Sédhiou ak Kolda nga xam ne dafa bokk ci suñu zone d'intervention te bu yàgg ànd ak nekku fa woon. donc daanaka daal population sentir ñu ànd rek waxtaan nañu ak kilifa donc dëkk yooyu pour que dorénavant ànd rek mën a bokk ci li nga xam ne moom la ñuy def moom la ñuy sumb ci région yooyu donc ànd rek donc gouverneurs yi jàpp nañ ne ànd rek war na bokk ci CRD yi te ñëpp xam nañ ne CRD lépp li nga xam ne moom mooy xalaat pour développement buy jëmale région kanam lépp li nga xam ne moom ay politique moom mooy ay politique yi ñu jëmal pour région yi suqaleku donc ci CRD yooyu lañ koy amal ñu jàpp ne donc bu ñu bokkee ci CRD daañu mën a fexe bi ñun tamit bu amee ay jafe-jafe wala bu amee loo xam ne mën na jëmal kanam région yooyu daañu mën a bokk te population yi su boobaa dinañu sentir ànd rek ni ko waa Ziguinchor sentir. dem ba Kolda foofee téeméeri ndaw yoo jël jàpp nañ ni fanweer ak juróom-ñaar yu teg yi jàpp ñu ci dara ba waral nag ngir yombalal leen am xëy am na tàggat wu ñu leen doon defal ci wàllu passation de marché ay technique gardiennage waaye it lu demee ni mécanique automobile ak mbirum mbay Abdoulaye Diallo lañ fay fekk ji. ñàkk xëy bi office national de la formation professionnelle moo fi amal ay série de formation ci wàllu métier dañ ko jagleel ndaw yi diwaanu Kolda ci yooyu formation bokk na ci li ñu duppee passation de marché. lijaasa la bi nga xam ne dafa dëppoo ak soxla réew mi ci wàllu passation de marché te tamit lijaasa bi boo ko amee mun nga am liggéey te compétence ngay am te nit ñi dañ koy soxla autorité contractante yi mooy collectivité locale yi dañ koy soxla agence yi dañ koy soxla administration en général dañ koy soxla kuy passé marché mun na soxla ki nga xam ne dañ koy former fii nag Kolda am na 49 personnes yi nga xam ne dañ leen di former. ci wàllu kaaraange it tàggat nañu fi ay ndaw ngir gardiennage. mais ñi nga xam ne dañ leen former ci wàllu gardiennage dafa am benn ancien gendarme ci tudd Thierno Amadou Camara ki nga xam ne moom moo créé benn entreprise ne léegi nag mu bëgg am ay nit ñi nga xam ne dañoo maîtriser liggéey bi protection mu laaj mu ñëw ci ONFP ne dafa bëgg ñu formel ko ay xale yi nga xam ne pour ñu muy utiliser ci entreprise fanweeri jeune am nañ technique bi vraiment wane nañ ko léegi li des mooy liggéey bi. ay artisans yu chambre des métiers bu Kolda ñoom it jot nañu seen i lijaasa ginnaaw bi ñu leen tàggatee ba pare. formation fabrication matériel agricole formation diagnostic automobile ak formation li nga xam ne mooy fabrication mobilier de bureau. formation yooyu yëpp plus de 19 millions lañ ci def ñun ONFP ñu ngi rafetlu li nga xam ne artisans yi mën nañ ko léegi li ñu fiy fabriquer comme mobilier de bureau mun na taxaw fu nekk mun na nekk ci bureau bu nekk mun na nekk ci bureau premier ministre mun na nekk ci bureau président. ci ay bés yu weesu jigéen yaa ca groupement féminin yi la waa ONFP daan tàggat ci wàllu transformation ci li ñu duppee des produits céréaliers des fruits et des légumes. Abdoulaye Diallo ñu koy gërëm bu baax jaajëfal leen yéen ñi doon teewlu xibaaru digg bëccëg bi 19h30 20h rédaction bi dina dellu si ñaanal leen ngeen yendu jàmm ak programme télévision Futurs Médias ba ci kanam tuuti.